sénégalais yëpp ñëpp ñu am chance wu nar ñoo gis à travers si seen site bi nga xam ne àdduna yëpp dañ koy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkele di leen ziyaara mais di leen baalu àq di leen baalu àq di baalu àq particulièrement Ceeswaa yi fu ñu mënti nekk si àdduna bi di leen masawu coono ci xat-xatu jamono mais di leen ndokkeel mais aussi di baalu àq ñi nga xam ne yàlla dafa def ñu bokk keppaaru président Idriss Seck di ci yëngatu ngir Sénégal changé nit ñi nag boo bokkee ak ñoom li say yëngu-yëngu léeg-léeg nag day am ay yuy xew seen diggante donc nag occasion yi rek nga am li nga xam ne dalaa rëcc ci matadik doomu aadama ñàkk matadik doomu aadama nga dabantu ko pour jéggalu say bàkkaar yi dox seen diggante kon boo képp koo xamante ne daal yàlla def na nga mën a gis vidéo bi ñu ngi lay jéggalu bu baax a baax lépp lu mën a dox suñu diggante te nga xam ne ñun baal nañ la lépp lu mës a nekk suñu diggante. loolu moom c'est une évidence parce que man maa ngi bokk parti réew mi maa ngi nekk aussi ci Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne fa la parti réew mi nekk di soutenir liste Benno Bokk Yaakaar fu mu mënti nekk ci àdduna ba ci ci Sénégal ba ci diaspora bi fu mu mënti nekk kemtalaay kàttan gu ma mën a am fii ak 21 jours yi nga xam ne moo dox suñu diggante ak élection yi lépp lu ma am lépp lu ma xam lépp képp ku ma am dinaa la mobiliser pour que yàlla defal ñu ndam ci élection présidentielle defal ko Benno Bokk Yaakaar surtout à Thiès ndaxte à Thiès dañ koo soxla Thiès waaye élection locale yi candidat bi ma nekkoon permettre na ma demoon ci ñoom waxtaan ak ñoom tegal leen programme boo xamante ne jàpp naa ne mënoon naa jàll buñ ñu ko joxoon tamit dinañ am nañ moyens yi xam-xam bi pour doxal ko tamit amoon na fi waaye malheureusement contexte bi moo joué wul trop ci par rapport ak liñ bëggoon mu sotti donc tey mais nee nañ bu yoon jeexul waaxul du jeex moo tax tey ñun su yitte ji ñu am ci Sénégal yitte ji ñu am ci Thiès du ay élection yu demeewul niñ ko bëggee mooy tax ñu arrière ci donc tey dañoo defaraat laxasaay yi jéem a comprendre loo Thiès waaye ne leen li ñu leen bëggal tamit lu baax dong la te ñoom boo xoolee contexte bi li tax mu ñàkkoon a jouer à notre faveur dafa bari li ko waral bokk na si am na ñoo xamante ne ñu bëri dañ doon gunge président Idrissa Seck pour que mu nekk président de la République mais bi mu ànd ak président Macky Sall ñu bëri dañoo jàppoon ne léegi ambition yooyu dañ na ci te alors que loolu amul maanaam seen doom ji ñu xamoon taxawaay bi mu amoon dara changé wu ci dafa fekk rek ne am na loo xamante ne dafa xeluwul pour moom mënul ànd ak président Macky Sall bu président Macky Sall du la wax waxu mandat du la wax dara lu muy wax rek mooy nan lay def ci Sénégal pour yombal dund Sénégalais yi nan lay def ba tabax ay infrastructure moom muy am nekk ci ànd bi mu ànd ak moom di am beneen préoccupation bu dul préoccupation réaliser bëgg-bëgg Thiessois yi réaliser bëgg-bëgg Sénégalais yi donc moom préoccupation majeure ci 16 bee mu nekk mooy lépp lu fay ceinture bu ñu war a serrer ci dans la gestion def na ko pour répondre ci rester logique ak cohérent ci li mu waxoon au départ moo di ne dafa jàpp ne Sénégal dafa nekk ci ay jafe-jafe moom mu war cee indi loxoom warul seetaan chaque jour ma wax ko xam nga nag nit mën nga ko reprocher lu ne waaye waroo ko mën a reprocher sànni xeer jot ak taal ak tabax moom mu ne choisirul ñaar yi benn la taal mu ne moom day tabaxi waaye sànniwul xeer taalul xam nga loolu kenn du ko reproché nit te le président Idrissa Seck option boobu rek la def loo ci mënti dégg lu wax ju bari dane man décidé wu ma bokk ci ñiy taal di sànni xeer mën na ko bu baax koo xamante ne sa dund yëpp sa vie politique bu dee ne tey par exemple tu as fait 30 ans sur la scène politique mën nañu wax ne les 20 ans pratiquement yëpp ci opposition nga ko def te moom am kenn du ko jàngal ni ñu opposé woo te ñëpp xam nañ ne su waxee dinañ ko déglu te bokkul ak ñi fi nekk ni ñu opposé woo ndaxte bu opposé am dina lal patriotisme da ci am démocratie dina ci am mais bëgg sa réew bi tax ñuy wax maanaam ak bëgg jàmm bi tax ñuy wax nga xam ne moo war a nekk à la base de tout chaque jour ci discours am dina ci nekk opposition nag boo fa nekkee war ngaa mën a toog ba si yàgg sànni xeer wala critique ak yooyu mais daa am fu mu yem bu dee intérêt national dafa taxaw yow sa bëgg-bëgg ambition boobu na am da nga kaa war a teg ne te président Idrissa Seck loolu rek la def tey logique boobu ci la nekk pour wax ne Thiessois yi aussi ñu xam ne seen doom ji ñu amoon bëgg kaa gunge ambition ba mu amoon jógu ci waaye dafa am loo xamante ne xeluwul yanuwul maanaa te président Idrissa Seck xam nga ne lépp lu nite rek boo koy wër di nga ko ci fekk donc loolu dong la donc ñu xamee ko noonu te ñu xam ne élection législative yi point bu charnière la ci li mu bëgg a def nan lay jaaree pour mu sotti élection locale yi mooy di élection législative yi mooy dañoo war a am majorité boo xamante ne
dañ ko war a am à l'Assemblée nationale mu permettre ñu lu bëree bëri mooy dina permettre président Macky Sall réalisation yi ngeen di gis à longueur de jour ngeen koy gis chaque jour mu inauguré dara dina permettre loolu mu wéyal ko. gis nga tey jii fi Sénégal jógee ci Covid bi dem ba taux de croissance am wàcc bañ jàpp ne Sénégal économie bi dina daanu waaye ko xool ci durée bu ndaw malgré Covid bi li mu fi jaar yëpp ñëpp gis nañ ne yëf yi commencé naa jëlaat yoon. donc nag loolu nag pour ñu accompagner ko mu gën a sax nga xam ne bu yàlla defee guerre bi nga xam ne contexte international géopolitique international bi nga xam ne dafa xaw a yëngu ci diggante Ukraine ak Russie buñ bëggee bu loolu jeexee rek ñu sentir Sénégal mu ànd ak beneen niveau il nous faut loolu mais il nous faut tamit jox majorité. Le président Macky Sall mu Thiès joué ci rôle bu mag parce que aussi dafa am loo xamante ne dañ ko constaté temps yi mooy une opposition boo xamante ne ñun sénégalais maanaam ni ñuy politiquer ñoom tàmmul ak li sénégalais jàpp ne lii mooy politique. maanaam côté violence bi ñuy woote côté def wax maanaam ñàkk teggin sunu kilifa diine yi ndaxte quoi qu'on puisse dire ñun suñu kilifa diine yi ñooy kenn yi téye sunu réew. président de la république mën na boo bokkul ak moom parti gëmoo li muy def bu la waxee mën nga kaa weddi te du mujj fenn démocratie lañ nekk waaye kilifa diine fu mu mënti bokk même boo bokkul ca tarixa ba bu àddoo yow ñun xam nañu Sénégal dañ koy bàyyi xel. donc tey ku xool marche bi li fi am ku la wax ne la problème bi intervention yu kilifa diine yi bokkul li ci gën a déterminant pour que mu calmé wu waxu la lu am donc nag vraiment ñooñu buñ leen jaajëfalul dooleel leen. jox leen maqaama bi ñu méngoo war ñu loon toog di armer ay nit pour ñu leen di saaga di leen wax lu ñaaw donc nag li wane ne tamit ne tey ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk réew mi ak ñi koy wut bokkuñu moo di ne tey 8 mars boobu ñu nekkoon bu doon ne kenn ci ñii di sànni xeer ak bëgg ñu taal dëkk bi ñoo nekkoon ci place Macky Sall réew mi demoon ba nga xam ne mu ngi naroon a basculer ci goutte goo xamante ne kenn mënu la ko expliquer donc bu fekkoon ne kenn ci ñooñu moo nekkoon au pouvoir maanaam modestie bi Macky Sall am bëgg réewam gi mu ko def ak wàcc gim nangoo wàcc boole li ko neex ak li ko naqar yëpp woo ñëpp tàllal loxo ñëpp pour ñu waxtaan bu doon kenn ci ñooñu la day radicaliser wu réew mi basculer te loolu nag war na ne ndax est-ce que ñoom li ñuy xëccoo mate nañ ko wala déet te loolu rek c'était déterminant maanaam 8 mars bi comportement président Macky Sall ak ñi mu àndal wane ne na moom président dëgg la njaboote na ñëpp bu demee ba sës ci miir bi mën naa dellu ginnaaw waaye bu doon na ñeneen la mën nañ njort nañ ne dañuy radicaliser wu te bu boobaa dëkk bi tasaaroo te loolu du liñ bëgg daal. man ci parti réew mi laa bokk comme membre comme ñëpp simple militant comme ñëpp di yëngatu li ñu mën rek mooy li ma la wax rek mooy déployer wu suñu énergie suñu xam-xam ku ñu am ak ku ñu am ñu mobiliser la pour yàlla defal ndam le président Idrissa Seck mu nekk ndamu Thiès waaye ndaxte boo xoolee ba ci biir le mot regret foo dem ci Thiès dañ la koy wax te yëf yi yegseegul moo tax ñu jàpp ne Thiès waaye comprendre nañ ci temps bu ndaw ne ñun xéewal rek lañ leen bëggaloon te dañoo toppoon contexte boo xamante ne daf leen yóbbaale ci leen waaye pare nañ pour dellu siwaat te loolu nag président Idrissa Seck dugal ci loxoom bu baax am ci taxawaay bu am solo bu mu ci def woo njaboot gi yëpp tàllal loxo ñëpp wax leen ne leen ñëw leen ngeen ànd Thiès gii duñ ko bàyyi ci loxo ñoo xamante ne dañuy làccantu dañoo bëgg ñu yor Thiès mu nekk mucc ay bu yàlla defee ñu gagné législative yi yàlla mën na dimbale lu mu mënoon mën naa gën a yokk te waa Thiès donc ñoo ci gën a gis seen bopp incha allah. mooy woote nit ñi jàmm mooy ñun ak ñi ko seq ñëpp ndax Sénégal moom ñun ñëpp dinañ xëy bis ñu naan diw ba mu fi nekkee waaye Sénégal dafiy des koo xamante ni da ngaa dugg si politique ngir service Sénégal loolu chaque jour da nga koy bàyyi xel da nga xam ne Sénégal moo la mag te boo faatoo tamit fi nga koy bàyyi donc nag li am solo mooy héritage bi ñu war a bàyyi suñu njaboot nan la war a mel ndax dañoo war a bàyyi Sénégal boo xamante ne dañuy teggi ormay ñëpp ndax dañ fi bàyyi Sénégal boo xamante ne dañuy chaque jour boo gisul lu la neex rek da ngay taal da ngay saaga da ngay wax lu ñaaw ndax Sénégal boobu lañ fi bëgg a bàyyi wala déet ñun dañ naan déedéet liñ bëgg mooy démocratie lépp loo xamante ne naqadina la na nga ko yuuxu ñëpp dégg la lépp lu la xamante ne neex na la na nga ko manifester ba ñëpp gis ko waaye na yem ci loolu ndaxte sa liberté fi mu yem mooy fi keneen ba so keneen commencé donc nag li ñuy wax rek ci élection yi ñu jëm mooy jàmm ndaxte pour vous dire ñun moom ci logique boobu rek lañ mës a nekk mooy jàmmoo xam nga lu tax parce que kuñ dénk caq wala nga yore caq waroo foo waroo jéem a xeex ak ku yoru baatu neen ndaxte ñun dénk gi ñu dénk on est conscient que ne dañoo dénk Sénégal te moo tax bëgguñu ko laccantoo bëgguñu ko foowantoo moo tax de telle sorte que jàmm lañ ciy woote dama lay jox exemple bi gën a ndaw rek ñun bu ñu daan campagne léeg-léeg ñu tasante ak yeneen coalition yi dañuy kar
pour ñu xuloo xeex ak ñoom wala ñu jot ak ñoom waaye chaque jour dañ doon jël suñu responsabilité wax ñi ñu ànd ak ne leen contourner leen caravane ñee même bu ko jaree léeg-léeg ñu dugg ci terrain yoo xam ne day bëri suuf ba suñu oto yi ngiro suñu journée bi daanaka day xaw a yàqu mais jar na ko maanaam Ceesuwaay seen Ceesuwaay yi ñu koy defal ak sénégalais yi ñu koy defal responsabilité boobu ñu nangoo jël téye ko ni mu war a ñoom jar nañ ko moo tax ñun tamit ñi ngi appelé ñëpp ci jàmm ak salaam di wax Ceesuwaay yi ne leen incha allahu rabbi lépp pexe buñ teg liñ ci jublu rek mooy nan la ñuy def pour Thiès fu mu nekkoon ren déwén mu romb ko. di profité aussi sa antenne aussi balaa dara xew pour wax la rek ne la jàmm yi maanaam relation yu rafet la ndaxte amul kenn ci ñoom koy tasante campagne sax déjà te du wàcc ñëw nuyu la wala nga wàcc dem nuyu ko. tey jii amul kenn ci ñoom bu ma jógoon léegi di ziara dem sa kër dina la jaaxal da nga naan rafet na rek mais du la jaaxal parce que j'ai fait de telle sorte que batt naa campagne ba campagne bi jeex tudduma turu kenn wax ko lu ñaaw ndaxte li ma yoroon programme pour proposer ko Thiès waaye doyoon na ma sëkk lu may waxtaane moo tax képp kuy wax ci man yaa doon wax ci man waaye man boobu taluma la donc nag mooy wane ne ñoom ñëpp jàmm la ak seexal pour la plupart génération bi nga xam ne dañuy def politique ku nekk mës nañoo tase fenn soit ñu tase à l'école wala à l'université wala ñu fu ñu mënti tase rek mës nañoo tase fenn wala ñu tasante ci mouvement associatif ASC yi ak yooyu donc am nañ ay coloré yoo xamante ne nga xam ma xam la te xamoo ci man loo xamante ne mën nga toog di ko uññi wala leneen donc jàmm rek laa seq ak ñoom ak respect donc maa ngi profité Ceesuwaay yëpp boor bu ñu mën a bokk politiquement boor bu ñu mën a bokk socialement boor bu ñu mën a bokk religieusement parlant maa ngi leen di souhaiter ñu passer une excellente fête mais di leen ñaanal ay déwén yu bari boo xamante ne déwén bu romb rek bii ñëw dàq ko donc ñu ngi sant yàlla bu baax di remercier sunu collaborateurs yi tey am ngeen chance fekk fii mon jeune frère Daouda Seck di responsable coordinateur à Balabé coordinateur du parti Rewmi un grand responsable à Balabé mais di fekk fi tamit aussi sunu jeune frère di ay responsable jeune mooy ngeen ñu gën cee ràññee ne Moustapha Sylla ak Mamadou Thiaw ñoom ñëpp ñu ñuy gunge ci liggéey bi donc ñoom nga fekk ñoo ngi nii nag di waajal ay tournée dem ziyaare ji sunu jigéen boo xamante ne dañ ko investir muy Aïda Gueye Goudiaby ñu dem pour ziyaare ko ndokkeel ko ci investiture bi wax ko ne elles peuvent compter sur nous pour li des ci campagne bi incha allah